dégg nañ wax yu mel noonu li ko waral nag pour man dañuy remonter un peu en arrière ci ginnaaw ndax boo déggee ñu ni nébuleuse la ñenn ñi wax loolu ñeneen ñi ni maire bradé na 37 hectares boo xamul historique gu 37 hectares yooyu mën nga juum bu nu fàttalikoo attaques yi nag bëri na man dama bëggoon a ñëw ci ñi nga xamante ni bon waxtaan ci ñu ci bëree bëri surtout nag waa ci 37 hectares yi ndax boo delloo tuuti ci ginnaaw le 21 mars 2020 benn émission bu ñuy wax RFM matin am na kilifa gu fa génnoon wax ni 37 hectares yi c'est une nébuleuse donc loolu accusation laa ko jàppee te kilifa googu ko wax aussi c'est pas n'importe qui c'est un ancien maire bu taxaw joxoñ le maire actuel ni ko loolu ci nébuleuse war na indi ay leeral donc yaakaar naa du wax loo xam ne dafa war a fortuit mais nag tey damay démontrer carrément que ni loolu mu wax c'est pas fondé tegu ko fenn sont des accusations fortuites parce que 37 hectares yooyu bala ma siy ñëw sax pour man li gën a élégant moom en tant que ancien maire Malika yàgg na am suuf te histoire bu interroger histoire ci ginnaaw dafa amoon benn comité de pilotage boo xamante ni kilifa yi dëkk bi ñoo ko jiite woon te pourtant ñooñu jamono boobu jëloon nañ suuf jox commune bi te boobu kan moo fi nekkoon maire du maire bi muy accusé ki fi nekkoon maire pour man li gën a élégant mooy d'abord nga leeral yow loolu la dëkk bi joxoon fan nga ko def ba pare doog a accusé keneen ñun 37 hectares yi comme ni ma ko waxee sama njëlbeen wax amul dara lu ci lëndam parce que boo fàttalikoo VDN bi muy jàll en 2013 amoon na loo xamante ni mu ngi fi woon lu mu tuddee ay existant ay kër ay terrain yoo xamante ni fii mu jaar tey dafa jaar ci kawi kër jaar ci kawi terrain donc ñu mettroon sur place benn comité de pilotage pour muy waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo war a indi projet VDN 3 bi donc ci waxtaan woowu nag lu ci bëree ci la juddoo ba tey ñuy wax recasement des impacts de la VDN 3 donc 2013 bi mu jaaree ci kër yooyu ñu xayma ko daan ni ni ngeen def ba xar tali bi jàllale fi ba xar filaawo yi jàllale fi tali bu ngeen ko defee ñi ngeen toj seen kër tamit di ngeen leen recaser parce que nit tamit moo gën a fort looy gis laqad karamnaa banii aadama la yàlla wax doomu aadama la teral moom la yëkkati donc kon fu nu mën a teggee garab teg fa tali mën nañ faa teggee garab teg fa nit donc ci siège boobu lanu état nangule que ni ñii ñu yëkkati ci tali bi muy VDN 3 dinañ leen recaser biir Malika donc foofu moo tudd zone de recasement ñu defoon une délibération ci moment boobu en 2013 pour mën a topp procédure bi ba keroog ñu leen di mën a recaser donc bi ñu jógee 2013 2014 2015 2016 mën naa ni 3 ans après ci lan am autorisation de rupture man bëgguma wax dara qui ne soit documenté donc kii baa ngi nii arrêté baa ngi nii numéro 1011 le 11/06 2016 signé 24 mars 2016 par le ministre Diène Farba Sarr donc moom moo njëkk a def autorisation de rupture parce que da ngay topp hiérarchie bi ñu defee délibération pare lii moo ci topp donc ci la autorisation de rupture bi génn mu des tamit foofu dafa am ay garab am ay montagnes donc ñu nekkaat ci jéego yi di ci dox ba parce que tamit dafa nekk ci périmètre de reboisement Mbëbëse la nekk mooy côté droite bi périmètre de reboisement Lac Bouy moo nekk côté gauche bi recasement bi nag mu ngi nekk périmètre de reboisement Lac Mbëbëse donc ci périmètre boobu la état déclassé 37 hectares yoo xamante ni ça sert à recaser les impacts de la VDN 3 boobu presque ñu si ñëpp Malika lañ jóge woon mais affaire bi yemul foofu parce que tamit bu ñu fàttalikoo ni ñun ay sénégalais lan d'abord avant ñuy nekk ay Malikois avant ñuy nekk ay banlieusards parce que nous sommes fiers de l'être dafa am ñoo xamante ne aussi VDN bi jaar na seeni kër lu demee ni Cambérène te Cambérène ak Malika boo xoolee danoo laalante lu bëree ci histoire ñun tamit tali bi jaar seen kër ci VDN bi dañ leen di recaser Malika ci biir 37 hectares yi yemul foofu
état toog gis ni kat am na une pierre dans la botte boo xamante ni mu ngi koy sonal ci projet bi ñu tuddee BRT léegi waa BRT aussi bon ñëw fi visiter site bi daal di ñoom fii kat bëgg nañ fi bu ñu ko mënee am bi ñuy wax ko le maire d'accord ci loolu ci lañ recaser aussi BRT xanaa kon trois kii ngoog 3 groupes yu bokkul donc ci biir 35 hectares yi lañ leen logé mais 35 hectares yooyu bi ñu demee ba 2019 xaaral ma woon na décret parce que man li ma la wax rek nee naa la du ma la wax loo xamante ni bon amul documentation 11/2019 signé par le président Sall contresigné par Boun Abdallah Dionne donc lii aussi décret la boo xamante ni bon mën nañ ko vérifier parce que boo gisee ñu joxe numéro bi danoo bëgg tamit ki ñuy déglu muy bon ñu war ko tuddee intellectuel wala koo xamante ni nit la ku xam-xamam mën a def orientation ak leneen mu mën a dem gëstu ji lii te tamit 35 hectares yi bëri na lu ñu ci wax ñu naan dañ cee dugal lu ci bokkul ak nangam foofu 35 hectares yi ci boppam dafa am ay coordonnées GPS ay coordonnées géographiques la am boo xamante ni tey mu ngi ci biir décret bi maanaam ku dem bëgg su ci décret bi yow bu dee dalaa jaral nga bëgg a xam dëgg boo jëlee GPS di nga xam fan la tàmbale ak fan la yam donc amul leneen lu nu mooñ ci biir maintenant nag foofu ay garab la woon ay filao la woon ay montagnes suuf la woon état bi ñu koy jox commune Malika pour mu recaser les impactés dafa def au profit de la commune de Malika pour le recasement des impactés de la VDN. du ma ci ñëwagul te tamit man li ma lay wax rek lépp lu may wax damay bëgg di ko teg di ci teg baaraam donc bi loolu amee muy jox lan la déclassement et tout mais dafa am ay garab am ay montagnes loolu tey joxu la benn enveloppe financière ni la loolu nga koy liggéeyee da nga ñu lancé appel d'offre bi ñu lancé appel d'offre promoteurs yi déposé ñu tànn ci ñenn ñu liggéey ko même garab yi nga fa nekkoon yëpp garab bu ci nekk dañ koo fay ñu ngi fay 72 millions yoo xamante ni promoteurs yi ñoo ko fay mais nag bu ñu paree ñoom nature lañ leen di fayee maasale bi ñu ko maasale nature la leen di fayee te ci arrêté le lotissement bi dañ la yaay dugal courant yaay dugal ndox yaay dugal loolu léegi nag yow bu ñu la ko joxee amul enveloppe financière fan nga ko mën a fayee donc foofu bu fekkee nag kiy def calcul moom toog mën a réer mën na ni non 37 hectares boo xoolee nombre beeg nangam tolluwu ni mais na bàyyi xel ni bi na koy jox dañ laa jox toog ni la yaa koy defaral sa bopp te ci loolu nga ko mën a jëlee pour defar ko donc muy 37 hectares yi amul lenn loo xamante ni def ci lëndam comme li ñu wax nag ni dañoo jël dëkk bi jox leen ci benn hectare am na ci ñoo xamante ni sax parce que bëgguma tudd tur di leen defal promotion nee nañ maire foofu 2000 parcelles la nangam mais xam nga loolu mooy ñàkk xam-xam pour man fa la mën a yem ndax lu tax ma wax ko pour man ñàkk xam-xam fa la mën a yem ndax lu tax ma wax ko noo mën a toogee def calcul ci lotissement calculer woo mbedd calculer woo infrastructure communautaire calculer woo fu ñu war a def lycée calculer woo fu ñu war a def école institut marché lépp yow léegi daal da ngaa jël rek calculer ko nombre de parcelles daal ne 2000 parcelles la war a doon donc maire dafa nax waa Malika affaire bi ëpp na loolu ce n'est pas ça lotissement bi ci li ñu ci war a dëkkee 18 hectares la moo concerne habitation bi 18 hectares 18 hectares yooyu sànq limal naa la ñi nga xamante ni tey ñoom lañ fi war a recaser 3 groupes laa la limal yu bokkul fu ñu jóge ci lañ leen war a recaser limal naa la ni ay promoteurs ñoo ko liggéey promoteurs yooyu bu ñu ko liggéey ba pare fa lañ leen war a fayee limal naa leen ni dañ fa war a dugal tali limal naa la dañ fa war a dugal courant dañ fa war a dugal ndox toutes ces contraintes mu gàllankoor olof nag loolu sax mën naa ni olof yooyu ñu ngi ko jàngee ci suñu kilifa muy monsieur le maire Momar Talla Gadiaga nee na mënoo yaru nag ci dëkk yare ko fa sàmme ko fa rendee ko fa def feese ko fa def ko say mata ni waa dëkk ba duñ ca lekk mënul nekk donc toutes ces contraintes yi mu gàllankoor ci loolu nangukat ni comme dëkk bi tamit boo xoolee historiquement dafa am loo xamante ni moo ko sampoon muy dëkk diine la kilifa diine xalif général des Layènes fii la këram nekk donc mu am benn ñoo xamante ne moom la ñuy tuddee ay autochtones man mii ci descendant boobu laa ak keneen donc ñooñu tënk benn kuréel boo xamante ne représentant xalif général des Layènes am na ci biir donc bëgguma citer ay tour donc cadre boobu la waxtaanal
jël ci loolu jël benn hectare jox leen ko pour dëkk bi te dëkk bi boobu ma ko jox aussi du pour loo xamante ni dañ koy jël di ko jaay non 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 Malika comme ni ma la ko waxee dëkku diine la ndax dañ ko sanc en 1904 Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam waxoon ña ko koy dëkkeel ban ko dëkkalee te ci wetu géej gi la nekkoon loolu xam naa après dinañ ci ñëw ci wetu géej gi la nekkoon ban ko dëkkalee jamonoy dox di dox tey ba njariñ yu bëree bëri feeñ fi donc fu ne dëkku diine nag day am ay événements yoo xamante ne tey day tegu ci kawam lu bëree bëri ndax boo xoolee la communauté Layène deuxième événement bi gën a rëy ci communauté Layène Malika lay xew muy ngejj ga donc foofu kon il faut am ñoom loom lu dañ koy xaar luy génne seen gafaka ñu ko fay mën a def te tamit nit da ngay sàmm kii maanaam sa cosaan fii ñëpp a yem de dëgg la Malika gan yeeg ñëpp ku si nekk boo ñëwee ngay sentir sa bopp que ni y a une communion y a une cohésion sociale boo xam ne am na fi donc kon sàkk di yaatu na te gan ñi ñëw tamit macha allah mais li ñu si soxla ci loolu mooy dans l'avenir ak lu mën di am ak nu àdduna nu mën a jaxasoo dëkk bi man boppam bu appel jotee mu mën a def bu gàmm jotee mu mën a def bu màggal jotee mu mën a def bu Popenguine jotee sax mu mën a def parce que fii aussi y a la communauté catholique dañ fi am quartier spécial donc ñooñu aussi de passage ñu ngi leen di nuyu di nuyu. parce que juste ñoom dem nañu ba wax ni dañuy laaj kese population dañuy laaj su fekkee da ngeen jaay hectare loolu la ñu wax ngeen wax ne fa la xaalis bu dugg ñoom loolu la ñu wax. xam nga dégg naa ci ñoom seeni vocal yooyu ñu am ñu ko ci wax man boo gisee sax bëgg mu wax ci ñooñu parce que pour man li ne ci ginnaaw moo gën a rëy ndax boo xoolee sama njëlbeen wax nee naa la ki fi nekkoon kilifa moom c'est que moo mën a wax loolu di ay def accusation yoo xam tegu ko fenn ay accusation yu gratuite la te c'est tellement dangereux parce que kii woo dañ li ngay gis yëpp maire jaay na ko pour man ku am xel ñu bu la jiitalee sax ni la waxal yow war ngaa xalaat bu baax li ngay wax ndax tey mën na ko cee topp ndax li muy wax daara amu ci preuve te démontré naa la ni yow recasement bi amul lu ci maire mën a def ndax même këyit yi buy génn 3 signataires lay am les actes administratifs le maire day signé le receveur des domaines day signé ak le sous-préfet de l'arrondissement day ñaay donc kon moom përëgam daf ci ndaw kooku nag nan ka lay mën a jëlee di brader di jël jaay gauche jaay droite nangam te li mën a démontrer war na la ni la moom amul est-ce que réellement lotissement bi doy na sax pour li nu bëgg yëpp ñu mën ko ci def ndax war nañ ci dugal courant war nañ ci dox te chantier bi ba tey pareegul. effectivement décret bi wan naa la ko nii décret bi mu ngi nii ma tiim c'est signé par le président et contresigné par Abdoulaye Dione avec des coordonnées man li ñuy wax yëpp sax man coordonnées yi moom ci gën a ñor maanaam maire lu mu am yéene ci dimbali borom tool yeeg nangam dafa am ci dëkk ci lotissement bi dañ ko ci tënk dañ ko point bi la tàmbalee point bële la yem maintenant nag Malika comme ni nga ko xamee dëkku diine la mag ngi dañoo gàddaayoon wuy si donc foo dëkk soxla nga industrie nag foo xam ne ba bu asamaan si fa ngay dem daani doole pour mën a dundal sa njaboot boo xoolee moo tax dëkk bi côté géej la nekkoon ñu fa doon bay tamit ci côté géej gi donc tool yooyu tey am na si ñoo xam ne ñu si bëri seeni maam lañ ko doon ne maam na ñoom seeni papa lañ doon ne ci tool yooyu donc léeg-léeg ñooñu tamit nga dégg leen ñuy wax vraiment ci prédateurs fonciers yi nga xamante ni bon bi VDN bi jàllee ba tey fii dafa am benn enjeu bu extraordinaire à Malika enjeu bu extraordinaire moo fi am mooy ñëpp danoo daw wutali Malika ngir dogatee ko mën naa ni def sax li amoon conférence de Berlin mooy partage du gâteau bii bukki bii sàmba bii njuur la wax rek accusation yooyu ñi koy wax pour man ñoom la engagé parce que li tubaab di wax la preuve incombe au demandeur loolu sax droit moo koy wax la preuve incombe au demandeur celui qui atteste une chose doit apporter la preuve de ses allégations maanaam nit ki li muy wax man dafa war a apporter preuve ñooñu c'est que dëkk bi macha allah mag ñi am na nu ñu ko tëggee woon ñun tey bëgguñu mujj poussé bi mu réer mais sinon kon di nga fi dégg leneen ñooñu ku si joxoon citation directe nga dellu ginnaaw parce que li ñuy wax amuñu preuve te tamit jàpp naa ne ay waxi politicien la rek te bientôt les masques vont tomber xar nañ ñi moo ci am 35 hectares yi maintenant nag léeg-léeg ñu dégg ñu ne jaay sànq limal naa la ni ci promoteurs yi enveloppe financière bi nu fayee garab yi ñoom ñoo ko génne ñoom buñ ko danoo signé contrat ak commune bi parce que commune bi moo yoroon travaux yi bu signé contrat ak commune bi ñu ne la en naturel lay fay yow bu la joxee say terrain fekk yaa maasale yaa dugal tali yaa nangam amoo sañ-sañu jaay
léeg-léeg nga dégg yu mel noonu ñu ni jaay nañ ko mais na nga ko dëppee foofu te tamit bi ñu fayee impacté yu bari de mu ngi bëgg a yàgg nag ndax boo xoolee am na si ñoo xam ne 2014 wala 2013 lañ jotoon seen xaalis di xaar terrain bu mën a tabax ba tey jii ñoom kenn commencé gul chantier yi. parce que ñoom dañuy wax parce que dañuy waxoon ne non à l'information. voilà xam nga foofu tamit man li ma gëm mooy il faut aller vers l'information parce que ñun lépp lu ñuy def c'est documenté tey décret bi ma yor am na si ñoom ñiy wax ñoo xam ne yor nañ ko mais dañu carrément lii c'est un faux décret loolu nag ça n'engage que eux parce que pour man accusation boobu ñoom il accuse l'état mi nga xam ne moo def décret bi Macky Sall ak le président Macky Sall ak Boun Abdallah Dionne mais loolu ñoom la engagé mais ci 37 hectares yi amul lenn loo xamante ni lëndëm na ci amul lenn loo xamante ni maire mën na ko cee def te dëppoo ak yoon parce que dafa am kii boo xamante ni ci la tegu mooy arrêté loterie bi lépp dañ ko ci définir ñu ne la lii nga ciy def lii yaa ko ciy def lii yaa ko ciy def te amul benn xaalis bu état jël ni la dimbale naa la ko pour nga di defar ci taleeg nangam loolu lépp lotissement bi ko defal boppam donc buñ ci déggee yeneen nag bon mooy li ma wax rek peut-être am na si ñoo xamante ni sont des politiciens déguisés. politique daf ci am parce que comme lu demee ni fan yee ñi fi génnoon jeunes yi fi génnoon ànd ak ay mag ñoo xamante ni bon ñu ngi ci dëkk bi dem nañ sax ba renier existence su soley chef de village ci dëkk bi ni carrément réunion parce que cadre boobu maire yi jox 40 parcelles yi cadre boobu chaque jeudi dañuy réunion kër chef de village ñooñu dem nañ sax ba naan réunion bi ki warul am kër chef de village parce que du loolu moo leen ñor ñoom jàpp na ni moment bi leen war a wax pour waa Malika dégg leen pour waa Malika adhérer seen cause ndax tamit dañoo jëm ci échéance donc man loolu combat politique la réponse sera politique te bu état d'urgence bi jàllee dinañ xam ne la réponse jàll na bon la réponse sera politique te fi waki fan dinañ gis ay mbir yu bees yu bëree boo xam ne dinañ ko apporter politiquement jëm ci ñoom leneen li ci des nag muy borom tool yi nga xamante ni wax nañ fa ñooñu mooy li ma wax rek Malika dafa am bindoo te yooyu yëpp ñun dañ si teel a anticiper sur la question ndax en 2016 def nañ benn délibération boo xamante ni lan lañ ko tuddee délibération pour extension village bi demander état 150 hectares yoo xamante ni bu ñëwee commune bi daf ci mën a gis boppam le village commune bi ak aussi coopérative des jeunes yi fi nekk parce que am na benn coopérative moom defal nañ ko 25 hectares bientôt dinañ dem conseil municipal am na beneen coopérative boo xamante ni aussi dinañ ko defal délibération donc suuf bi dañ ko bëgg a occuper ba nga xamante ni tey même bu waa Malika mënta jariñoo lépp tamit mais li ci ëpp waa Malika jariñoo ko parce que maire dina ko faral di wax duñ njëkkee duñ mujj ci pax mi suñu awra di feeñ donc xam nga moo tax yooyu yëpp def nañ ko te borom tool yooyu tamit même dañ leen ci boolewaale ndax tey tooli ndono la pour ñu am kii day jafe mais def nañ délibération pour ñu topp procédure bi ba keroog ñuy am kii yu méngoog yi zone de recasement am ak feneen ak feneen. xam nga projet mooy mébét yaakaar naa loolu forme d'insulte la sax forme d'insulte la quoi parce que mooy li ma wax rek jeunes yi duñu dem vers l'information chaque 31 décembre dañuy def orientation budgétaire voté budget ni année bi de li ñu ci am xaalis fii leen koy jëlee nangam moom une commission boo xamante ni ci cadre jeunesse ak emploi rek lay yëngatu ils font des propositions dans ce sens que ni jeunesse bi bëgg na leen accompagner ci lii ak lii mais nag est-ce que jeunesse boobu organisé wu nan tey ba mën a jot loolu nga xamante ni le conseil municipal daf koy délibérer pour seeni projet mais fii souvent projets yi ñuy gën a gis bon sont des projets yoo xamante ni bon ay affaire demande de soutien association tel day organiser nangam mais aussi am na jeunes yoo xamante ni franchement ñu ngi doon def ay projets yoo xamante ni maire bi def na ci kéem kantanan doon si jàpp comme mën naa citer lu demee ni Malika Fun Plage am na ay jeunes yu jël benn initiative bëgg a indi ay activités yoo xamante ni bon à but non lucratif pour rek mën a def animation au niveau de la commune surtout pendant les vacances mën a xeex aussi si kii bi fay am mooy lab yi nga fay dégg ak xale yi di fa dee ak yooyu donc ñoom defoon nañ ay programme yoo xamante ni pour xeex loolu la mais bi nee ba ci biir maire def na ci lu mu ci man dem na gis sous-préfet gis na képp ku mu war a kii mais dafa am loo xamante ni moo ko gën a kawe donc loolu ñoom ñu ngi ci woon donc yu demee noonu ak yu bu ñu ko gisee maire bi daf koy porteel boppam
néanmoins nag am na ci loo xamante ni da nga koy teg bon d'une manière globale ñoom ku ci nekk ñëw xool parce que tamit léeg-léeg wokkal ma du doon fu la neex mën nga foog ni yow boo agiré nit ki nga defal ko lii moo koy gënal or mën na ko bañ a gënal donc bu ñu gisee projet yi mel dañ koy accompagner ba fépp fu mu yem ndax bientôt yaakaar naa ne loolu dina démarrer waat ndax fan doon wax naan emprise état la peut-être état libéré na ko ñoom mën nañ installer foofu pour def seeni activité beneen kii de jeunesse aussi mardi bii di ñëw boo xoolee stade municipal bi dinañ démarrer les travaux boo xamante ni bon gazon synthétique lay def te stade bi boo xoolee miiré nañ ko ba def tribune nag nangam donc yooyu yëpp day dem ci politique de la jeunesse parce que jeunesse tey bon boo ko defalee ci sport ak leneen ak ci wàllu yokkuteem ak épanouissement am pour man au moins boo deful 100% jege nga ko. li ma la wax nag promoteurs yi dugg nañ fa liggéey jox nañ la seen i parcelle di nga dégg ñu ni jaay nañ ñi impacté yi am na si ñoom ba leen fayee seen xaalis jënd nañ feneen mais terewul seen terrain dañ leen ko delloo di nga dégg jaay nañ donc mais maire jaay na terrain yi loolu man pour man il doit retirer ses propos ndax lu nekk mën na ko ci fekk te yéenewuñ ko quoi ndax aussi doomu Malika la ak lu mën di am. bi vraiment macha allah kontaan nañ ci ñëw bi trop parce que tamit dama bëggoon rek lu leer opinion bi surtout. mais du question que tontonteeg nangam non lii suñu devoir d'éclaircir l'opinion ci li nga xamante ni question te chaque jour fan yi li nga xam moo gën a actuel mooy dafa am benn tir groupé am mbiru suuf tir groupé rek boo xamante ni ci kaw mairie bi la jëm littoral bi nangam donc jotaay yu mel nii pour man day daf ñuy dimbali surtout ci ñi nga xamante ni ñoom lañ jiite donc di sant leeral di sant vraiment ñu doon seetaan di sant aussi waa Malika di leen gërëm bu baax a baax parce que ñoom it bi mbir mi amee ba tey lii ñu ngi ko doon xaar mais di benn la ci ñu nit action yi war a def ndax tey pare nañ dérouler sunu programme te tamit communiquer avec la population ndax en un moment donné dafa am benn rupture de ay mën ay groupe consultatif ak yoo xamante ni ñu ngi ci quartier yi donc bientôt dinañ gis yeneen rubrique xamante ni yi day parler sport yi wax social yi wax éducation culture lépp rubrique yooyu donc ñu ngi leen ciy jox rendez-vous quoi jërëjëf